Ousmane Sonko bi ñuy wax la constance dans le discours et la démarche par Diagne Solution di wax ne je pense que ne depuis les élections yi fi passé muy élection 2019 yi Ousmane Sonko il est le seul opposant boo xam ne dafa nekk sur sa logique mu am un programme bi ñuy wax jot na programme bi nag bi mu ko tëralee jox ko waa Sénégal bi mu ko joxee waa Sénégal ñu bëre adopté ko moo tax mu jël ci 3e génne ci livre bu ñu doon wax solution def ci plus de 50 et quelques pages ñëpp rafetlu ko bi loolu passé élection yi jeex mu jël 3e Macky Sall woote dialogue national moom mu ne du dem ci dialogue national bi parce que dialogue politique bi lay dem bi loolu amee ñu bëre wax ci moom lu ñaaw Ousmane Sonko du patriote Ousmane Sonko leneen ak leneen bi loolu passé ñu toog presque yeneen 3 mois Ousmane Sonko génnewaat solution génnewaat problème yi am ci le fer de Falémé bi mu ko waxee ñëpp di jóg ak di daanu di xëm ak di ximaliku loolu amul nii dugg na fii dugg na fële mais toujours Ousmane Sonko mu ngi constant ci sa logique d'opposition le fer de Falémé kenn xamutoon mu ngi fi zircon bi kenn xamutoon na am na Sénégal Kédougou or ba fa nekk ak jamaa bi kenn mënu la ci wax lu ci xew mais toujours Ousmane Sonko mu rester sur sa logique ñu jóge ci loolu ñu def presque 1 an 1 mois feebar bi dugg si muy Covid-19 Ousmane Sonko mu dem palais bu mu génnee il est le seul opposant bi wax ne 1000 milliards yi ñu déclaré nañ fexe ba dugal ko ci ñi ko soxla pas ñu jël ko dugal ko ci seen poche ñu am ñu fi jox presque 65 milliards 69 milliards te ba léegi indi ñu justification feebar bi ñu ngi ne jeex naag jeexut mais réduire na presque à 2% lu mu bon te ci biir loolu ba léegi joxuñu le bilan ñu jóge ci loolu ñu dem ci vacances bi ñuy dem ci vacances bi Ousmane Sonko génnewaat le programme quel programme muy VAP vacances agricoles patriotiques ñëpp gis ci mu def ci réussite bu am solo adduna yëpp bàyyi ci xel adduna yëpp gis ko ci koo xam ne joxaguñ ko réew dañ ko dafa posé wu comme opposition kon toujours moom mu ngi ci démarche am mu ngi ci logique am ci ni muy politiquer il est toujours constant et cohérent dans sa démarche bi mu nekkee loolu ci politique bi ci vacances yi mu def tournée am ñoo xam ne ñu ngi ci nguur gi pour détourner l'objectif du président Ousmane Sonko ñu continuer di ci wax di ci indi te liñ ko doon laaj je pense que ne c'est son devoir un devoir d'opposition bu ñu laaj lan nga xalaat ci nit nee nañ ko ne wuy ji OFNAC mu wax ci quelque chose de très clair mais dafa war a dem rendre du compte parce que c'est un Sénégalais ba pare dafa yor xaalisu réew mi ñu jóge ci loolu ce monsieur muy Mansour Faye moom ci boppam mu ne mu génnee beneen polémique di wax ci ay audio Ousmane Sonko tontu ko ba léegi ñuy continuer di wax ci waxu audio bi ma jàpp ne lum bon nit booy wax ak ay ñoo xam ne dañoo am xel na yow parce que fii ñu ñàkk xel amu fi ñu doylu ak ñu maandoo ñoo fi nekk mais fii lépp lu fi waay def ak lépp lu fi bàyyi waay bëgg a wax nit ñi xam nañ ko mu wax loolu polémique bi continuer ñu jóge ci loolu polémique bi ba léegi taxawut Ousmane Sonko ñu am benn audio bu ñuy wax ndeke moom Mansour Faye sax moom même audio bi mu doon wax ne am na amul
te mu ne moom moo ko enregistré premièrement loolu la ñu waxoon am na enregistrement te ba léegi détaillé wutoon lan moo taxoon ñu joxe kii bi amoon rendez-vous bi amoon xam nga ba léegi waxul jour waxul moment waxul dara dafa bàyyi xel ñi ci nit ñi seen xel rek jaxasoo ne ñaan na ma audience ñëw na fii wax na lii mais ba léegi waxam nekkutoon wax goo xam ne dafa tëggu woon ci loo xam ne lu am firnde amutoon bii loolu amee ñuy wax ci audio bi moom mu génneewul sax dafa def conférence de presse ne dinaa leen jox bu ne prix ma joxe kii bi audio bi Ousmane Sonko ne prix moom génneewul audio Ousmane Sonko woo son ami bi ñuy wax muy Cheikh Issa Sall koo xam ne ñu bëri Sénégal xamuñ ko woon ci lii sax la ko ñu bëri xamee peut-être mu ngi ci politique mais ñëpp ràññeewuñ ko kii kenn ràññeewu ko man bi ma déggee Issa Sall dama tegoon mooy président pire mais xaw ma woon ne moom ci boppam moo ci nekk moom mooy Issa Sall boobu noonu man bu pire laa tegoon ñu jàpp ne kooku xaritam la Ousmane Sonko def ko xarit te yàgg nañ comme nee nañ depuis bi ñuy nekk université ba nekk ci administration bi lépp mu def ko xarit ñu dem ba le 8 septembre mu yónnee ko audio kon mu ngi jàpp ba léegi xaritam ñu ne xarit boobu bi mu ko yónnee message bi génn ci un certain monsieur Mbaye bu ñu ne un journaliste ñu ne journaliste warul am génne ay source am jarul sonn ban source la am source bi kay xam nañ fi mu jógee jarul sax de chercher de midi à 14h fan la jëlee source bi mooy fii ko Ousmane Sonko yónnee ki ko génnee kañ kenn la mën a doon bu dul moom kan la mën a doon xanaa waa peut-être kii bi mu bokk ligne téléphonique bi mu génnee à part loolu moom rek lañ ko yónnee kon bu génnee kan moo ko joxe xam nga nit xel ñu koy wax bu seen wax dëgguwul wala bu seen wax leerul nopp yu koy dégg war a wér te defe naa looloo am kooko jot ci audio bi dugal ko ci réseaux sociaux muy presque 30 secondes ci biir 30 secondes yooyu ñu bugg a diaboliser Sénégal yëpp ak Ousmane Sonko ci 30 secondes moo ne woon amut moo ne nangam ñu ne kan mooy témoin ñu ne son ami Issa Sall moom mu dem à la TFM RFM du moins RFM matin mu ne moom li muy woote yaakaar nañ Sénégalais yëpp kenn baaxu ci moom moo baax moom moo wax loolu Issa Sall moo ko wax ñëpp di dégg mu ne Ousmane Sonko dafay woote ne dafa baax dafa jub dafa dëggu te ñeneen ñi baaxuñ jubuñ dëgguñ képp ku nekkul ci parti opposition nga nekk ci pouvoir dëgguwoo mais kon moom loolu la wax mais bu ñuy waxantee yàlla rek te dëgg rek tax Ousmane Sonko ba léegi moom mu ngi ko defoon xaritam ba 8 septembre ba di ko yónnee message te mënoon na ko ci bañ a fekkati mais kon mu ngi resté constant à son ami boobu moom mu ne moom ci boppam mu ne lu tax ñu yónnee ko audio boobu noonu Ousmane Sonko jubut parce que am na lu muy làq ñu ne ko lan la mu ne moom ci boppam li muy làq mooy dafa waroon dem seeti Macky Sall pour ñaan ko ndimbal ci Tahirou Sarr xanaa ba léegi yow mi nga ne dangaa jub ba àdduna yëpp bàyyi la xel nga ne jub ngeen dëggu ngeen am ngeen courage am ngeen fulla ñu set ngeen xanaa lu mu bon bu la sa xarit waxee dara bu dee sa xarit la mu dénk la dara xanaa waroo ko génnee di ko wax publiquement ne lii la fa waroon wuti ji wala lii la doon waxi ji Macky Sall xanaa loolu c'est xanaa au moins kooku buñ ne kooku sa xarit la wala nit ku dëggu la loolu lu dëggu la loolu mooy dëggu maanaam nit wax la dara yow nga génnee ko publiquement te lim la wax même nit dina wax nit dara dem ba ci Macky Sall te li mu wax du ko def wala li mu wax du ko fa wax kon léegi moom secret boobu mu la joxoon mënoon nga ko téye bu dee am na waroon nga ko bañ a wax mais le fait que nga génneewaat ko ne lii la doon wuti ji mooy boo ne baax nga jub nga dëggu nga walla wax la mun yàlla rek a xam parce que nag nit ñi ay xel lañ yor am na loo xam ne même boo jubee wala boo dëggoo wala boo amee courage wala boo amee fulla ak fayda ñu wax la dara muy sa xarit ak lu métti dañ na xarit balaa nga ka xam dëgg dañ ne rayal nit
dem wax sa xarit ndax damaa rey nit nga xool ndax dina la téye wala du la téye bu la téyee xamal na sa xarit la bu la téyewul àndawul ak yow kon nga xam ne kooku du sa xarit kon moom ba léegi xaritam bi mu doon wax loolu amu ci te Ousmane Sonko ba léegi ba 8 septembre defe naa mu ngi koy démontrer pour wan moom sa loyauté envers les personnes ñi mu xamoon démb ak ñi mu xamoon tey ni muy jëflanteeg ñoom ci ngor ci fulla ci jom ci ak fayda te toujours mu reste constant kon monsieur Sall boobu defe naa loolu mu doon wax xel daf ko nanguwut ñu dénk la secret nga wax ko ñu yónnee la audio nga ne génne woo ko keneen na ko génne fu mu ko jëlee te yow rek la ko yónnee kon bu ko àdduna yëpp déggee wala bu ko àdduna yëpp gisee fu mu génnee sëñ bi nañ leen bàyyi kii bi nañ leen wegante sénégalais yi nañ leen wegante nañ leen amante yéene te di wax lu dëggu ci réew mi comme li président Ousmane Sonko wax Ousmane Sonko comme li may wax rek moomu ñu juruñu gënuñu mais dafa am lu mu woote li mu woote ñu gis ci suñu bopp muy dëggu fulla fayda jom ak ngor defe naa loolu la woote te looloo tax nit ñi topp ko bés bu fi defoon loolu leneen wala mu wax fi wala nit ñi gis ci leneen lu dul loolu fii lañ koy ne ñukk ne yekk bu naqari parce que lu fi waay def rek amoon nga li mu am te rëcc na la te moom li mu am daf fu dëggu dafa nekk ci moom looloo tax affaire bi di continuer ba léegi te je sais que ne dinañ ko fexe lu nekk pour mun ko teg ci loxoom wala teg ci deram wala dara pour diaboliser ko pour yàqal ko ci li ñu jëm ci échéance yi ñu jëm te loolu du yombee noonu parce que xam nañ nag ci réew mi lañ nekk ci réew mi lañ bokk am xel xalaat du xool bu baax nag di gëstu bu baax nag di ci bàyyi xel ñu jóge ci loolu bi audio bi peut-être xaw ma jàll na xaw ma jàllul mais bu dee niñ ko waxee nii yëpp daal amul bopp amul genn parce que sénégalais yi am na leneen lu ñu gënoon soxla lan lañ gënoon soxla mbënd maa ngi fi clandestine bi nekk ci pirogue yee ngi fi ñée ngi ne barsàq wala barsàq léegi xoolal polémique boobu fi amoon ba léegi nit ñi di ko commencé waat di ko defaat les jeunes xam ne désespéré nañ de leur pays ci nga ne loolu ñoom ñan ñoo ko waral muy xanaa le gouvernement en place loolu tax réew jeunes yi di génn parce que désespéré nañ gisuñ fi dara koo fi yaakaar boppam la yaakaar ak njabootam amul kenn kuy jël pour boole pour ñëpp te lii du pour Sénégal yëpp kon moo tax ñuy wootewaat appel ci ñi ci nguur gi ñu bàyyi xel li ñu yor dinañ ci jóg mu neex leen mu naqadi leen ñu gëm ko ak ñu ñàkk ko gëm dinañ fi jóg keneen dina ñëw ak ku mënti doon dinañ fi jóg keneen ñëw kon nañ bàyyi xel ci seen bopp xam ne ni àdduna yàggul bi loolu passé ci Ousmane Sonko démarche am yëpp ci lépp def ci cohérent ci vab beeg ci maye deret bi ñu yegg si ci démb dañoo demoon di maye deret defe naa waa synthèse dañoo woote woon pour maye deret ñu def appel kenn demut wala peut-être les sénégalais yi nga xam ne dañoo volonté wu seul le président Ousmane Sonko opposant moo def appel woo toutes les patriotes ne leen chaque 3 mois dama bëgg ngeen dem maye ji deret bi mu waxee loolu chaque 3 mois toutes les patriotes dem maye deret te maye deret c'est sauver des vies tey képp ku mayewul deret ëllëg boo amee problème mu deret foo koy jëlee te loo xam ne mun na la dal mun na dal sa papa mun na dal sa yaay mun na dal sa doom mun na dal sa maam mun na dal sa mbokk kon deret boobu nga joxe woo ko ngir parti socialiste joxe ko ngir APR joxe ko ngir Pastef da nga ko joxe pour le Sénégal pour yow it yow même deret bi ngay mayee ëllëg mun na la jëriñ parce que ko boo tollee ci diggante wala nga toogle ci xat-xat muy accident muy leneen di nga soxla deret te deret boobu moom du deretu kenn deretu patriote la loolu tax Ousmane Sonko joxe woon logique boobu pour ñu dem maye ji deret kon loolu moo tax kon toujours moom mu ngi resté cohérent ci programme bi mu prôné woon au Sénégalais le programme jot na kon moom toujours mu ngi constant non Ousmane Sonko yàlla na ko yàlla lafal cat yàlla na ko yàlla jàppale ak bépp patriote boo xam ne yaa ngi appelé à ça di ko ci fekk si ñu ngi koy rafetlu bu baax
di wax tamit toujours moom mu ngi constant nekk tamit un opposant radical nekkul ne daf fi nekk pour di chercher intérêt kan moo ko war a ñëw jàppale ak ko warut a ñëw jàppale ku bon jóge fële ku baax jóge fële li muy wax c'est très clair des hommes valeurs ñoom ñooy def le développement du Sénégal ñoom ñooy changé waat système bi doxalinu réew mi soppeeku ba faw loolu la wax mais pas pour di naxante di xool yan intérêt yan clan ngay def pour mun a gagner réew mi après boo pareete ñoom ñu teewaat la xoj la ci put loolu du ko def moo tax les sénégalais yi nga xam ne seen loxo dafa jub te dëggu te am fullaak fayda am ngor ak jom ñooñu la soxla te loolu def naa ñu ngi ciy woo toutes les patriotes koo xam ne Sénégal moo la yitteel foo mënti bokk nag parti boo mënti bokk te nga am ngor am diine am jom am fulla te dëggu te loxo sa loxo set te mosuñ la dégg ci dara ñëpp lañ ciy woo kooku moom du pour Ousmane Sonko du pour Pastef pour les patriotes du Sénégal pour le développement du pays loolu lañ leen di wooyee moo tax Ousmane Sonko loo mënti wax ci moom mooy ku yàlla jàppale la ku yàlla baaxal la pour réew mi pour Afrique pour àdduna yëpp parce que quelqu'un boo xam ne mu ngi opposé mu ngi éveillé mu ngi solutionné mu ngi visionné kooku wax dëgg yàlla moom la réew mi soxla problème yi ñu nekk jafe-jafe yu ñu nekk képp ku ne Sénégal amul jafe-jafe boobu da ngaa nekk ci donkaasi gi ñu wax point bu mujj bi xoolal waa terme sud yi ñi nga xam ne lan mooy seen problème des soldats yoo xam ne dañoo liggéeyal seen réew ñii dee nañ ñii amatuñ tànk ñii amatuñ bët ñii jóge nañ fi ñooñu ñëpp lan lañ doon servir l'état sénégalais ñooñu xeex ñu am te kër yu ñu leen jox ñu ne kër yooyu ñu leen jox ñoom moomuñ ko woon dañ fa dëkkoon waa même buñ ko moomut te dañ fa dëkkoon def fa 30 ans xanaa ngor maye na ku liggéeyalul réew mi te ngay sénégalais ñu jàppale la léegi ñooñu ñu war a jàppale wuñ leen te état moo leen waroon jàppale wu leen lu dul buntu xataal leen ba génnee leen waa am ñeneen ñoo xam ne ñoom fat nañ leen muy comme le maire Barthélémy Diaz li mu def lu rafet ci maire mu jël leen accaparé leen ne leen ñëw leen ci bërëb bii ma dëkkal leen fa def benn téléthon ñu wone ko à la Sen TV lu ñëpp rafetlu ci sénégalais waa léegi ñooñu ñëpp nag defati téléthon ñu déggati ne un monsieur Babacar Diagne nee na bu téléthon bi amati parce que lu tax maanaam xaw ma nu des fois doo comprendre sax ñii ñan lan lañ bëgg yow doo ma dimbale te keneen du ma dimbale loolu fan la am yow boo ñu mënul jàppale munoo jàppale les sénégalais wala soldats yi nga xam ne ñoom ñu ngi doon xeexal réew mi am na ñeneen ñu leen mën a jàppale ngeen ne déedéet kenn du leen jàppale ñoom bu ngeen mënul leen defal bàyyi leen tamit ñeneen defal leen dajaleen na leen ay millions jox leen ñu dimbale leen te yàlla tax mais déedéet kenn du leen dimbale yéen du ngeen leen jox yéen a ngi leen di génnee yéen a ngi leen di dóor nañ fa jóge ñeneen ñëw pour jàppale leen ngeen ni tamit duñ leen jàppale waa ñun ci ban réew lañ nekk ci dictature lañ nekk wala ci lan lañ nekk wala kan moom réew mi kenn moom ko ñun ñëpp ñoo ko bokk ay nationalité sénégalais lañ juddoo fi yaroo fi màggee fi te incha allah te xam naa ne fii la ñuy dee waa léegi nag ñooñu wax dëgg yàlla ñun ñëpp ñoo ci war a jàppale te ñoom it nañ ñu jàppale dinañ fi jóg nañ ñu may dañ fiy jóg mu neex leen mu naqadi leen dinañ fi jóge ci A ou B ak nu mu mënti men dinañ fi mos a jóg kon nañ ko ànd ak dal ànd ak ngor ana ñu fi nekkoon ana waa parti socialiste ñi fi nekkoon ana ñoom Tanor Dieng ana ñoom Djibo Leyti Ka ana ñoom Ahmed Dansokho ñoo ñëpp ana ñu ngi ci suuf tey seen bàmmeel yee boo fa demee wóor na yàlla xam naa ne doo fa gis ñaari nit par jour te fii seen bureau yi lañ doon nekk plus de 50 personnes 100 personnes chaque jour ñu toog seen buntu bureau yi tey kenn demul de leen seeti lañ fa nekkee ñoom ak yàlla rek a xam muy ñeneen ak ñeneen kon nañ rafetal ànd mi nañ rafetal ngor gi nañ rafetal diine gi loolu moo am solo ñi gëm nañu continuer di gëm ñi am yaqin nañ continuer di bay seen waar ci réew mi ci àdduna bi te ñun Sénégal yàlla defal nañu lépp ñun moom njiit yu bon rek moo tax demuñ mais yàlla defal nañu lépp ñun manqué le wuñu dara lañ manqué le wu li ñu manqué woon sax yàlla dugalal nañu ko si suñ suuf yi muy pétrole bi gaz bi yoo xam ne ñun dañ ko doon dégg rek ci ay naar
ay réew tubaab yi yooyu rek lañ ko doon déggee réewu naar yi du moins ñuy ne saoudien yi fii am nañ pétrole seen dëkk ya naat na duñu fay courant duñu fay ndox duñu loolu rek lañ doon déggee ñun far yàlla léegi indil nañu ko te ñun tey lañ gën a mën a fay courant bu cher tey lañ gën a mën a fay ndox mu cher ñun tey lañ gën a fay téléphone bu cher ñun tey lañ gën a fay dund gu cher tey la location bi gën a métti tey la Sénégal moom lu fi neex daf fee amul sax bokk ñun daal xanaa jàmm ji nga xam ne peut-être yàlla defal nañu ko mag ñi ñaanal ñu ci woo ñëpp ci jàmm jooju loolu de moom la ñu fi yàlla defal ci lu neex loo xam ne ñi nekk ci kaw jéemuñ munuñ ci dara mais à part loolu amul leneen luñ ñu defal loo xam ne di nga xam ne sax réew mi nekk na ci voie de développement. léegi nag élection yaa ngi ñëw nañu bàyyi xel gis nga loo def tey suba mooy répercuté waat ci yow te loolu noonu moo nekk nii ci présidentielle yi dañ ne woon dolli leen ko waa dolli nañ ko lum ñu def daf ñu ndulli mu ngi ñuy bëgg a rey daf ñu ndulli mu ngi ñuy bëgg a rey kon dolli nañ ko bu ngeen ko dolli waatee waxuma ndulli mais ñun ñëpp ca pax ya lañ jëm seet leen bu baax bàyyi xel bu baax sa avenir kenn du ko foyee avenir dañ koy téye jëmmal ko loolu mooy tax avenir bi sa njaboot ñun ak sunu njaboot ak sunu njabooti njaboot ñëpp ñu bàyyi leen xel du loo xam ne pour benn communauté rek ñoom ñooy jël ñoom ñooy nguuru ñoom ñooy barkeelu ñoom ñooy am lépp ñeneen ñi nga xam ne moom bokkuñ ci nguur yéen na ngeen dee na ngeen xam seen yoon nekku ci loolu moo fi am ci soldats yi Terme Sud bi ak leneen ak ñeneen ñi nga xam ne ci inondation yi ak feneen boo xam ne ci diaspora bi ci seen passeport yi ci seen dëkkuwaay yi ci oto yi ñu fi doon indi ci jafe-jafe yi nga xam ne ñi ci kaw ñu ngi koy dund bu métti boo xam ne seen réew moo leen waroon jàppale ba ñoom ñëpp ñu gis ci seen bopp mën a retourner mais képp kuy sénégalais nga nekk ci diaspora bi sa fit mayu la wala sa ngor nga dellu si waat ci réew mi pour investir boo investiree li ngay investir doo ci jot boo moytuwul daanu ay taxes yu métti topp la nga delluwaat boo delluwaatee da ngay torox parce que sa départ yëpp def nga ko ci kon looloo tax nag ñu war a am des hommes intègres des hommes intelligents des hommes patriotiques yoo xam ne ñooñu mën a jàppale ba ñëpp mën a dellu si waat ci réew mi ñëpp liggéey réew mi lu waay liggéey am ku ñàkk jëriñu pas xaalis dañ koy lijjanti xaalis kenn du ko lijjanti dañ koy liggéey bu ñu rey xaalis kenn du ko lijjanti dañ koy liggéey ñàkk ko jëriñu ci mu barke te defe naa loolu la président Ousmane Sonko woote di wax ñëpp nag di baalu ñëpp àq bu dee wax nañ fi loo xam ne yenuwul maanaam ngeen xam ne sunu xel moo gàtt mais bëggee wuñ ko woon noonu di leen doon jox nag prochainement dans 15 jours ñu ñëw wax ci élection yi ñu jëm ak ci 3e mandat bi ñuy ruumandaat dégg ngeen borom machette yi lim wax ñun ñu ngi koy layal machette mooy carte électeur waaye léegi ñoom ñooy machette ñu carte électeur ñun nag waxuñ machette ñun carte électeur lañ wax ñun les patriotes waxuñ carte électeur lañ wax dem leen ngeen buñ ibbee fichier bi ngeen inscrire ji incha allah que le meilleur gagne que Pastef ci kaw ci kanam ndam rek. Coordinateur Pastef bi Médina di leen di jox rendez-vous dans 15 jours. asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu.